waaye moom la ñuy defee leneen moom la ñuy nuyoo moom la ñuy defee lépp kon ñun ñoo war a gën di raxasoo sax ndox ak saabu bala ñoo lekk kon boo génnee ci wanag da nga ko war a def bala ngaa bu dee kuy togg la bala ngaa togg da ngaa war a raxas say loxo bala ngaa lekk da ngaa war a raxas say loxo sa doom sax bala nga ko jox sa ween di ko jël di ko jox da nga war a raxas ndox ak saabu soo ko defaree ba pare da nga war a raxas ndox ak saabu nga xam ne moment yooyu moom day moment yoo xam ne moom mën nañ ko gën a taamu waaye nit ki da ko war a tàmm boo jógee ca dem ci xew nuyoo ñëw ci kër gi boo duggee sa kër sax li nga war a njëkk a xalaat mooy raxas ak loxo bala ngay jël sa doom bala ngay def de suite muy lu am solo mu am beneen situation ba xam ne ñu ngi koy dund te vraiment service d'hygiène taxawoon ngeen si tool ba feebar bi duggee mooy naka la ñuy toppatoo ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan si feebar bi ndax am na protocole ba xam ne da ngeen ko si daan def léegi soppeeku na ñu ngi jox léegi ñi nga xam ne ñàkk na seen bakkan ñu ngi leen di delloo seen famille ñu toppatoo leen ndax loolu am na accompagnement waaw am na accompagnement mais bala ma ci ñëw bëggoon naa aussi préciser ne ci biir kër gi à part raxas loxo yi objet yi nga xam ne dafa ne ci kër gi ak surface yi ay commande même nga dem taas lampe keneen ñëw teg baaraamam sonnerie bi ne ci buntu kër gi loke buntu yi yooyu yëpp virus bi mën na ca nekk parce que ñëpp a koy laal ku ñëw moo tax aussi surface yooyu ak yooyu ñu kéente suñu biir dañ koo war di désinfecter régulièrement kooku nag moom dosage bi mu laaj mooy mesure boo jël ci eau de javel da nga koy jël ñeenti yoon ci ndox nga boole ko d'accord kon boo jëlee kaasu ataay eau de javel nga jël ñeenti kaasu ataay ndox waaw loolu mooy pour désinfection ndax boobu moo war a gën a fort ndax bi ngay raxasoo dafa war a kii ndax sa biir yaram bu fooree mën na ci indi ay jafe-jafe d'accord waaw loolu kon bu wóyee ak question bi nga laaj muy enterrement xam nga enterrement yi protocole yi dafay évoluer ci contexte bi ñu koy dundee au début ñun ñoo daan jël suñu bopp ak waa Croix-Rouge pour protéger rek nit ñi parce que xam nan wàllee gi nga xam ne mën naa am ci nit ki nga xam ne dafa faatu ñu ko doon def suñu bopp waaye gis ngeen am na histoire yu bëri yu ci am ndax réticence yi ak nit ñu ko gisee mais muy question bu sensible moo tax loolu tamit dañ koo évoluer mais du tee ba tey protection bi nga xam ne moom lañ bëggoon ci nit ñi dañ koy continuer léegi danañ jox nit ñi mais dañ leen di accompagner bu fekkante ne nit ki dafa faatu bi ci centre de traitement am na waa service d'hygiène yu fa nekk yoo xam ne moom seen liggéey mooy protéger prestataires yi nga xam ne ñooy faj waaye tamit ñooy désinfecter centre yi waaye nit ki bu noppaloo aussi ñoom ñoo koy désinfecter accompagner nag parents yi ci fournir leen ay moyens de protection pour que ñoom aussi ñu xam nun ko war a mën a manipuler ñu taxawu leen ñoom ñu manipuler ko seen bopp ndax it day xam nga néew dafa am yu bari yu ci aju culturel baa ngi ci te nit ki bu fekkee defu ko après mën na bàyyi ci moom jeexital yoo xam ne yooyu itam finalement dañ ko bëgg a gérer waale waaye du tee aussi taxawaay bi dana am nga xam ne même bu leen koy jox jébbal leen ko vraiment danañu def danañu désinfecter emballé ba nga xam ne ni ñoom bu ñu demee di ko yóbbu ca barab ya vraiment dootu am ay risques. d'accord voilà temps bi nu jox malheureusement jeex na waaye bàyyi xel marché yi rek. waaw marché yi fi mu ne fi ma lay wax nii am na planning boo xam ne def nañ ko ba noppi ndax xam nga biñ ci jëlee ay décision ne dañ koy tëj aussi dañ ciy profité waale buñ ko nettoyé ba pare ñu mën koy désinfecté. jërëjëf lan ngay dénk tey askan wi. waaw li may dénk askan wi daal mooy ñu gën a góorgóorlu. surtout ci biir kër yi nag moom. waaw kenn ku ne daal taxawaay bi nga taxaw. boo ko yemale sa bopp. mais da nga koy yaatal ci sa biir famille ba kenn ku ne jaar ci ndax loolu mooy mën a tax feebar bi jóge fi. incha allah jërëjëf Moustapha Kane nekk chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar chargé de la communication du service national d'hygiène nekk tamit ingénieur de génie sanitaire ñëwoon tey ngi waxtaanee ak ñun mbirum set gi si mbir mbas mi ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. di dalal suñu naataango di Oumou Kalsoum Sall si Allo Diaspora Oumou Kalsoum ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ramata maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi amaat mbégte ànd ak yow ci suñu émission Covid 19 mbas mi. waaw Oumou Kalsoum tey fan nga nu demal ak lan nga fi indi si xibaar tey. waaw tey encore ci suñu rubrique Allo Diaspora niñ koy defee saa su ne ñu wéy di ànd rek ak suñu compatriotes yi nga xam ne ni ñoo ngi ci bitim réew tey ñu fas yéene dellu Pays-Bas. foofee tamit nga xam ne ni mbas mi tamit fës na fa comme niñ koy nemmeekoo ci Europe ñoom it ñu jànkonteeg bu baax ak mbas mi ñu fas yéene ànd ak Jean Nicole Dieng
Ndong moom mooy suñu gan tey ñu fekki ko foofu ci Pays-Bas di ko dalal bu baax nag Jeanne di la nuyu di am mbégte encore àndaat ak yow ci suñu rubrique Allo Diaspora. maa ngi lay fay Oumou di nuyu suñu mbokki sénégalais yi ñuy seetaan. jërëjëf alors Jeanne Pays-Bas tamit laale ak mbas mi ñoom fu mu ne nii romb nañu juróom-ñeent fukki junni doomu aadama bu ñu sàgganul ci million bi lañ jëm ay doomu aadama ñoo xam ne ni laale nañu ak mbas mi ba mu fa duggee ba tey ñi ci faatu tey ji romb fukk ak ñetti junni doomu aadama ci réew boo xam ne ni moo ngi toll environ ci fukk ak juróom-ñaari million doomu aadama yoo xam ne ni ñoo fa dëkkee ci jamono yi ak Europe ni mu mel foofee ci Pays-Bas lan mooy tendance bi situation bi ci wàllu coronavirus bi. waaw jërëjëf Oumou en fait situation bi Pays-Bas actuellement mooy cas yi nekkul di yokku bi nga xamante ne rëy na mais nekkul aussi di wàcc comme il le souhaiterait c'est-à-dire que ñoom pour ñoom cas yaa ngi wàcc mais pas comme niñ ko bëggee et de surcroît actuellement lan la nit ñi nekk di gën a sóoraale mooy variant britannique je pense en fait que actuellement dëkk yu bare ñi ngi redouter effet bi variant britannique bi nar a am et Pays-Bas c'est pareil ndax ñenn ñi ngi wax sax mën nañu peut-être suñu jëlul ay matukaay gis benn troisième vague fii ak mois de mars. loolu nag la ñu bëgg a éviter looloo tax ñu jël fa ci bis fan yi ñu weesu mesure bi di couvre-feu muy loo xam ne ni nag quand même gëjoon nañ ko fa gis lool ndax ñoo ngi naan dernière fois bi fa couvre-feu amee ci seconde guerre mondiale la woon. ñu jàpp ni aussi Pays-Bas tàmbali nañ campagne de vaccination ñoom tamit depuis le 6 janvier. progression bi ak ni muy demee fu mu nekk ni dafa mel ni gaawul torop. non gaawul torop parce que en fait tey chiffre yi journaux yu génne c'était à peu près 185 000 vaccinations ce qui n'est pas rapide pour li nga xamante ne commencé nañ ko depuis le début mais il y a eu beaucoup de controverses sur naka le gouvernement bi tegee campagne de vaccination bi. alors parmi les mesures xam nañ ni école yi dañ ko tëj depuis décembre bi ñu demee vacances Noël ba tey reprendre ñu ci seen wàllu liggéey tamit ci jamono yi est-ce que am na toujours ñuy dem au bureau wala tey ji télétravail moo ëpp lu ñuy def foofu. non télétravail mooy prioritaire et comme man depuis comme ni mu ko waxee woon benn yoon presque léegi mu mot un an parce que ñun depuis fin février ba tey ñu ngi télétravail et c'est quand même extrêmement difficile parce que bon tëj nañu école yi depuis une semaine avant Noël donc léegi nga war a combiner di def télétravail mais di def aussi ce qu'ils appellent homeschooling di jàngal xale yi ce qui n'est pas évident surtout pour les enfants parce que atmosphère bi ça ne se prête pas. Jeanne-Nicole Dieng donc ñoo ngi lay gërëm amoon nañu mbégte vraiment dalalaat la tey jii ci suñu émission. maa ngi lay gërëm Oumou di gërëm sa équipe bi nga àndal. jërëjëf Ramata tey ñu delluwaatoon ca Pays-Bas dem xooli ba tey rek mbas mi ak tolluwaayam ak li nga xam ne ni andi na ko tey jii defe naa crise la boo xam ne ni moom duñ ko gaaw a fàtte crise sanitaire économique sociale loolu la réew yu bëri tey di dund ci àddina bi kon Ramata tey lii lañ leen andiloon ci seen rubrique Allo Diaspora di leen jox rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf Oumou Kalsoum Sall di gërëm bu baax sa gan bi di nuyuwaale comme ni ñu koy defee saa su ne di bàyyi xel bu baax les Sénégalais la diaspora ndax feebar bi moom moo fépp la métti si àdduna kon nag ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla dimbali leen jàpp leen bu baax si li nga xam ne mooy mbas mi ñuy dund nu dalal sunu beneen naataango di Fatoumata Savané Saleh Fatoumata na nga def. Amata ma lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. alors feebar baa ngi continuer di law tey àdduna bi naka la fi toll. waaw tey nag ñu ngi ba léegi ci li nga xam ne rek mooy 100 millions de cas yi 100 millions 652 860 cas tey nag ñu ngi enregistré lu toll ci 402 535 cas en 24 heures feebar bi mi ngi wéy di yokk li nga xam ne mooy décès yi nag tey 18 109 décès la ñu am en 24 heures mu doon beneen record bu bees boo xam ni àdduna bi par yenn saa yi du ñu yegg ci maanaam chiffre yu toll nii ci wàllu décès de cette fait nit ñi dañuy wax ne taux de létalité bi fan yi dafa yéeg ba nga xamante ne
dafa xaw a fort bu baax a baax ñu ngi koy gis ne 2,15% la ñu toll tey ci 2 167 506 personnes yi ñàkk seen bakkan ñi ñu faj nag également ñi ngi wéy di yokk 55 624 274 personnes maanaam 55,26%. mu mel ni léegi ñu ngi ñëwaat ci 56% yi voilà parce que ñu ngi gën a tane macha allah donc mu mel ni kon war nañu njukkeel ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci corps médicaux yi. d'accord mu ngi fan la toll si li nga xam ne mooy ñi jiitu si àdduna bi si feebar bi. waaw États-Unis ba léegi moom moo jiitu Ramata tey ji yegg na presque 26 millions yi mais semaine bi li ñu nemmeeku mooy taux de létalité bi ma doon wax parce que dañu dem ñu enregistré ñu en une semaine du 20 au 26 rek dañu am 101 366 personnes yoo xam ne dañu ñàkk seen bakkan mu mel ni ñàkk bakkan boobu dafa dem ba nekk moyenne jour 14 000 personnes yuy faatu ci li nga xamante ne en une journée moyenne bi la parce que bu ko yeesul du ko ëpp donc mu mel ni loolu bëri na torop ba ñu gisee également la nga xamante ne mooy semaine boo xamante ne mooy la plus meurtrière maanaam moo ëpp nit yu mu yóbbu depuis bi mbas mi dooree ba léegi mu mel ni États-Unis voilà buñ ko xoolee moom kese en 7 jours def na lu toll ci 23 675 personnes yu ñàkk seen bakkan Mexique également mooy deuxième pays bi nga xamante ne mën nañu wax loolu parce que moom en une semaine tamit 184 personnes la ñàkk en une semaine ki nga xamante ne également mooy Brésil bokk na ci loolu Inde bokk na également ci ñi nga xam ne dañu ñàkk seen bakkan mais ba léegi rek Royaume-Uni moom la ñu wax démb ne moom moo dépassé 100 000 décès yi en Europe mooy premier pays européen bi nga xam ne moo ëpp lu mu ñàkk ay doomam tey ji 101 602 personnes exactement ñoo ñàkk seen bakkan mu mel ni loolu dañu bëgg a teg loxo wane ni feebar bi mi ngi law te mi ngi yóbbu ay bakkan comme quoi que na nit ñi gën a defar seen taxawaay surtout ci wàllu mesure barrière yi nga xamante ne ñi nga xam ne vaccin yi jegeegu leen ñu jéem ci góorgóorlu. ñu ñëw Afrique tey feebar bi naka la fi toll. voilà feebar bi tey ñun ñu ngi ci 3 482 360 cas tey nag ñi nga xamante ne faj nañ leen toll nañ ci 2 955 778 personnes ñi génn àdduna itam ñi ngi yokk tey 87 036 personnes ñoo génn àdduna depuis bi mbas mi dooree ba léegi ñu nekk sous traitement également 439 546 cas de traitement la ñu am fii ci Afrique mu mel ni loolu itam chiffre bi ñu ngi koy nemmeeku mu yokkoon mu mel ni ñi nekk hôpital ñi ngi gën a bëri ñi nekk réanimation également ñi nga xamante ne tamit ñi ngi leen di faj traitement à la maison comme ñun nu ñuy defee fii ci Sénégal ñooñu itam ñi ngi sous traitement ci biir continent bi mi ngi noonu daal ñu mën a wax ne rek ba léegi Afrique taxawaayam baax na ndax ba léegi taux de létalité bi faible na par rapport ak yeneen taux mondial yi bu ñu weesoo peut-être li nga xam ne mooy ay dëkkaan yoo xam ne seen taux ñoom dafa yéeg parce que dañuy am décès yu bari par 1 million d'habitants loolu sax moo tax ñu sentir ne yenn côté yi décès yi dafa xaw a bari trop. D'accord. Voilà. tey bu ñu xoolee suñu nouveau cas Sénégal loolu si mën a wax. waaw ñun nag tey moom 280 la ñu enregistré en une journée Dakar ba léegi moom moo ci ëppale am la nga xam ne mooy 164 cas tey nag boo demee fa nga xam ne mooy Thiès 55 la ñu am Kaolack am 22 mu mel ni tey cas yu bari dañu séddalikoo ci diggante ñetti région yooyu Dakar Thiès ak Kaolack ñoom presque ñoo jël lépp li si des ñu ngi koy mën a xool foofu ci carte yi mu mel ni comme Tamba également bari lewul 8 cas la am feneen fu ñu mën a wax également mooy Kolda ñoom itam bëriwuñu cas amuñu sax tey cas Kolda ak Sédhiou tey enregistré wuñu fee ca Matam nag 4 lañ fa am Saint-Louis du Sénégal 3 cas la ñu enregistré à Matam. D'accord ñu ñëw si situation des cas pour les régions. waaw les régions nag ba léegi également Dakar moo jiitu parce que Dakar tey egg na 16 556 cas alors que Thiès mi ngi toll ci 2 877 cas ñu dem fa nga xamante ne rek mooy Louga am nañ fa 483 cas Saint-Louis moo am également 847 bari na fële nga xam ni mooy Kaolack ñoom ñi ngi ci 928 cas feneen fu ñu dem également mooy fële ca Thiès nga xamante ne ñoom ba léegi ñu ngi ci 2877 au total mu mel ni kon cas yi ñi ngi commencé di yokk fu nekk surtout nag Dakar moom moo jël palme bi jëm. waaw ñu ñëw si Dakar justement loolu mën a wax si cas yi naka la fi taxawee. waaw Dakar Ouest moom ba léegi moom moo jiitu Dakar Ouest am na 3990 cas Dakar Nord également mi ngi ci 1954 Dakar Sud mi ngi ci 3036 cas alors que Dakar Centre moom mi ngi ci 3851 cas. boo demee nag mais boo xoolee ñeent yi dafa mel ni
Dakar Nord mu ngi xaw a dafay effort. waaw mi ngi parce que presque moom ak Dakar Sud ñoo tolloo woon. Dakar Nord ak Dakar Ouest ak Dakar Centre ñoo tolloo. mais dafa mel ni léegi Dakar Nord mu ngi am. stabilité voilà par rapport ak cas yi parce que évolué wul torop comme yeneen ni mu gaawee. par contre ñi ngi gis ne foncé bi mi ngi yéeg vers Guédiawaye parce que ñoom tey ñi ngi ci 922 cas. loolu tamit ça inquiète un peu. feneen fu ñu taxaw également muy Mbao ñoom ñi ngi ci 724 cas également. feneen fu ñu gis également mooy fële nga xamante ne mooy Kër Massar ñoom tamit seen cas yi bari na 442 Rufisque ñu ngi ci 593 cas mu mel ni kon Sangalkam ba léegi ak Diamniadio ak Pikine ñoom ñoo des ci zone claire yi ci biir région de Dakar. ñu continuer dina ñaanal ñu góorgóorlu rek incha allah dina baax lan ngay dénk tey askan wi. waaw dénkaane bi Ramata defe naa ne buñ koy wax sax dañu naan ndax dañuy def répétition mais je pense que elle est pédagogique nañ ci gën a téye rek parce que médecins yi tey bu ñu waxee ni que nañu fexe ba nga xam ne ñu yem ci li nga xamante ne moom lañ ñu wax par rapport ak mesures barrières yi c'est parce que ñun la ñu bëgg a dimbale je pense que ku la ne raxasul ku la ne sangul sa taar la bëgg comme on dit kon nag ku la ne raxasul également moytu liñ la wax c'est parce que sa jàmm la bëgg sa wér-gu-yaram la bëggal kon nañu gën a jàpp ci loolu te xam ne feebar bi mi ngi fi te c'est une réalité. Tout à fait merci beaucoup Fatoumata Savané Saleh di gërëm Oumou Kalsoum Sall suñu coordinateur du jour Moussa Mané tey nag suñu réalisateur du jour nekk Baba Dia ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Cheikh Tidiane Sène au son Pape Lay Faye à la caméra Fatou Kiné Madame Mbaye à la technique Ada au maquillage et Madame Mbengue au protocole ñu ngi gërëm ñëpp di sant waa RTS yëpp nga xam ne saa su ne ñu ngi jàpp si émission bi ngir ñu mën leen présenter li nga xam ne mooy xibaar yi si mbirum mbas mi fii si sunu réew ak si àdduna gi yëpp di sargal encore une fois tout le personnel médical jàngalekat yi xale yi étudiants yi vraiment bàyyi ko et surtout la diaspora di leen ñaanal yàlla musal leen bu baax a baax si feebar bi di leen ñaanal guddik jàmm